ñuy jaar canal yooyu mooy canalu tas xibaar loolu moo tax ñu tànn ci ñaar ci ñoom kenn ki di Souleymane Niang moom mooy directeur de l'information fii ci groupe Futurs Médias maa ngi lay nuyu directeur. maa ngi lay fay sëñ Ngagne di nuyu suñu téléspectateurs yi. di la gërëm ci invitation bi. jërëjëf directeur ñu ànd ci ak Abdoulaye Cissé Abdoulaye maa ngi lay nuyu. mais maa ngi lay fay di nuyu. Souleymane Niang mbégte bokk ak moom plateau bi. waaw mais di wuyu si waat sa invitation. jërëjëf ñu ngi koy waxee leeral rek. jërëjëf xam naa ni dañuy tàmbale ak Abdoulaye te su ma ko waxee Souleymane dina ko comprendre ñi nga xam ni itam ñooy déglu rajo Futurs Médias dinañu xam lu tax ñu njëkkee ci ki nga xam ni mooy Abdoulaye Cissé Abdoulaye ci sa chronique bu mujj bi. daanaka da nga ci tënk lu bari ci mbiru coronavirus bi dem nga sax ba indi ci addis ku déglu dina xam ni indi nga si lu bari ci wàllu histoire waaye indi nga si itam ni nga xam ni noonu la ci nit ñi mën a taxawee ak jafe-jafe yi nga xam ni am na ci ngir aar ko nag carrément waaye ni ma la ko waxee dem nga ba indi ci addis boo xam ni yonent bi moo ko solo ci ni nga xam ni noonu la askan wi war a moytandoo bu fekkente ni musiba jàngoro am na ci réew. Abdoulaye ndax mën nga ñu dellu si waatal ci chronique bi nan la inspiré ak lan moo tax nga yëkkati ko ak lan nga ci bëggoon a leeral. nga jërëjëf chronique bi souvent sax bu ñuy def chronique je pense que li ñu ciy jublu mooy. gëstu jàngat boo xam ne weesu na xëy na li ku nekk mën a toog mën koo gis. voilà ñu jàngat ci ay fait ci ay loo xam ne nii ci suñu gëstu bopp la wala loo xam ne ci ay fait la yu ñu dund waaye jëlee ko ci histoire jëlee ko ci yeneen i source ak yeneen ak yeneen jàngat bi nag lu gàtt rek la. muy feebar bu xew ubbale àdduna bi. ñëpp a ciy wax li ci am solo mooy dañoo tolloon jamonoy prévention boo nee prévention mooy faggu. parce que bi ñu koy def amoon na njortu ne dara xewagul mais xel lu mu gàttoon gàtt waroon na mën a jàpp ni dana ñëw. te loolu defe naa mooy li ëppoon solo. kañ lay doon. dama ci doon wax ni sax xëy na mu ngi fi. te boobu gisaguloo ko. voilà dëgg la. bon ñu bëri jàppee ko gisaane mais du gisaane. damay tooñ ñenn sax wax leen ni bu ma sañoon ñiy xelal ñi nga xam ne ñoo yor décision bi ñoom ñoo waroon am gis-gis boobu. pour anticiper. du prétention mais lépp lu xew ci ay fait bu ñu koy jàngat boo anticiper wul presque amul njariñ. ñaar ba ñett rek laa ci jukki bu njëkk bi mooy ni mu xewee ci àdduna. te ñoo xam ni àdduna amul frontière. virus xamul nit ku ñuul xamul nit ku weex ndax feebar jibee na fii Afrique. wërale àdduna bi yépp ñeneen ñi ni ñu ci faggoo moo tax xëy na boo jëlee bu gàtt Ebola. Ebola li tax lawul ci dëkku tugal yi dañoo xam ñoom ni ñu koy fagandikoo parce que Ebola dafa bokk ci xeetu maladie ñuy wax maladie honteuse parce que boo ko amee ñu ne saleté moo la ko yóbboo. faggu ci dafa jëm ci set ak sellal. fexe ba looy nekk mu set looy lekk mu set lu la nit di jox mu doon lu sell. xam nga loolu aussi yàlla moo ci dimbale réew yi tugal yi parce que modernité xëy na bokk na ci luy gën a indi set. donc ñu mucc ci ñoom Ebola ci gis nga ko ci réew Afrique yi la nekkoon donte neewuñu tubaab du ko am. mais ñoom dañ cee fagu ci wàllu set gi lii xew nag di feebar boo xamante ni ci nooy yi ci tuflit ci leneen ak leneen ci joxante loxo ndax gut yi mën naa nekk ci loxo joxante loxo yooyu yëpp ñu gis ni ña nga xam ne nii ci ñoom la xew donte nit ñi xëy na tollooguñu ci wut saafara. mais ñu toll ci nu ñuy fexee ba mu law parce que loolu mooy problème épidémie soo ko déggee mooy feebar bu ñëw dalandoo ñu bari ba nar a déborder ci fi ñu koy jëlee en charge. épidémie du caagan feebar bu bees parce que nit ñi dañu yaakaar épidémie rek mooy feebar bu bees bu ñu xamagul épidémie mën naa doon. mooy lu law rek mooy feebar bu law. voilà mooy feebar bu law mën na ñëpp sajandoo mbaa ñëpp si buróondoo loolu itam mën nañu ko jàppee épidémie. te leneen li ci am mooy. li yokk jafe-jafe mooy bu ko ñu bëri amandoowee. demandoo hôpital. jëndandoo garab. boo demee da nga saali. parce que da nga naan man maa ngi fi pendant 2 heures seetaluñ ma. mais loolu li ko waral mooy moyens yi matewul pour rush bi nga xam ne mooy ñëw. dëkki tubaab yi nga xam ne nii yëf yi fa la xewee amoon na lijjante gu ñu faj bi li nekk seen yitte mooy bu mu law. bu mu law bi nag
tooguñu rek naan bu mu law dañoo jël ay pexe ñu gis teg ay jéego xaaruñu ba mu ne këtt ni jonn ñuy door a def. non ñu bëri dañoo def ñu gis donte nag ma ngay law di dugg loolu moo tax ñu artu woon ne ci jéego yooyu xëy na tey man dëgër fit mun naa wax nii moo ma fi indi ak njort bu rafet. parce que bu ñuy waxal yàlla man voyagé naa ci dëkk boo xam ne tey xëy na peut-être nit ñi nee nañ foofu rek lay foofu lay fi jógee. man le 23 février laa jóge Paris. dimanche 23 février laa jóge Paris man mii vol Air France bi nga xam ne nii moom la ñuy ñëwee mais ngañ presque 400 passagers yi nekk ci vol bi yëpp amul fenn fu ñu jaar ba ñu ne ñu pistolet ba ñu def ñu température ba bi ñuy génnee dernier poste de police bi toog nañ sax di ko waxtaanee. loolu laa la bëggoon laaj te du yow rek yaa ko wax. non dañoo te du yow rek yaa ko wax. on était étonnés. bien évidemment da nga yàkkamtee génn mais. d'accord bu ñu seetoon. moo gënaloon nit ñi. d'accord léegi Abdoulaye dinaa ñëwaat ci yow waaye xam nga itam ministère de la santé dañu nekk ci alerte fi mu nekk nii ñu ngi ci qui vive ak fii ñu toll nii loolu moo tax suñu naataangoo Chérif Dia mi ngi foofu ca ministère de la santé yaakaar naa am na ndaje bu ñu fa doon def dañuy fekki Chérif Chérif maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Pape du nuyu say invité. voilà jërëjëf Chérif fan la mbir yi toll ndax bi ñuy mujj waa dégg li ñu mujj a dégg moom mooy ñeenti cas yoo xam ni jàpp nañu ne am na jàngoro ji donte dinañ leen wax ñenn ci ñoom itam am na ci ñoo xam ni jotaat nañ seen wér-gu-yaram loolu dinañ ci dikk ak yéen Chérif bu fekkee yaa ngi may dégg toujours waaw fan la ndaje bi toll foofu ak lan ngeen ñu ci mën a indil ci ay leeral. jërëjëf Pape Ngagne comme ni nga ko waxee noonu la sànq la réunion bi pare ngeen gis ko nii sama wet muy docteur Abdoulaye Bousso moom mu jiite rek centre d'urgence des opérations sanitaires donc am pàcc bu am solo boo xamante ni mi ngi koy joué jëm ci xeex jàngoro ji naan coronavirus information bi kan mooy am na ñeenti cas ginnaaw ñaar yi nga xamante ni xamoon nañ ko démb tey ci ngoon am na yeneen ñaari cas yoo xamante ni confirmé nañ ko muy soxna si nga xamante ni kon mooy waaj a amoon mbir ma fële nga xamante ni mooy hôpital Roi Baudouin ak tamit keneen koo xamante ni doomi Angleterre la docteur fi ñu toll nii le point lan lañ mën a wax. def nga point bi fi mu nekk nii am nañu ñeenti cas yoo xam ne am nañu coronavirus bi donc bi ñu tàmbalee ci njëkk bi mooy ki nga xam ne dafa jóge woon réewu France mais kooku Dakar la dëkk dafa demoon France voyagé fa ñëw am jàngoro bi après ñu am góor gi nga xam ne dafa am fanweeri ñeent fukki at. kooku aussi jóge woon France ñëw. juróom-ñett fukki at 80 ans mu ñëw fii am aussi coronavirus bi ba nga xam ne jag nañ si ne ko démb ñu entré ko. ci wàllu seet ñi nga xam ne ñoo taxaw ak ñoom dafa am ñoo xam ne dañ leen war a seet mooy ñëpp ñi nga xam ne dañu tax ak ki feebar. donc ci loolu la ñu def benn examen si soxnaam parce que moom soxnaam ñoom ñoo tukkeendoo bokk avion ñibbi si Dakar. donc moom bi ñu defee analyse am tey gis nañ ni aussi résultat am positif na bi mujj mooy aussi benn soxna la aussi en tout cas moo gën a ndawe moom am na fanweeri at ak ñett moom mi ngi bàyyee ko ci Angleterre foofu la demoon aussi def quelques fan ñibbi si Sénégal et dugg si fii Sénégal le 24 février bi mu dugg see aussi après mu commencé am ay signes bi ñu ko suñu système bi détecté ba mu consulté si la ñu ko testé donc tey aussi ñu jox ñu que moom dafa am coronavirus donc am nañu fi mu nekk nii ñeenti nit yoo xam ne ñu ngi leen entré ci service des maladies infectieuses hôpital Fann pour faj leen ci feebar bi. ci noonu nag xam nga am na ñoo xamante ni am nañ contact ak ñeent ñi. est-ce que xayma ngeen leen. waaw xayma nañ leen parce que loolu mooy li nga xam ne moo ci gën a am solo damay wax faral di wax ni genre feebar yi am ay cas yu bees ñun duñu bett parce que ñëpp ñi nga xam ne taxoon nañ ak ñiy feebar feebar mën na leen dal donc du ñëpp systématiquement ñooy feebar mais mën nañ dal donc li am solo su fekkee da nga bëgg maîtriser genre feebar bi il faut que nga xayma ñëpp ñi nga xam ne ñoo tax ci ñoom. ñaata lan ñooñu. bu ñu xoolee ci ki njëkk mooy tubaab bi njëkk bi am aussi fanweer ak ñett moom jàpp nañ am nañu juróom-ñeenti nit yoo xam ne ñoom ñoo tax ci moom donc pour ñun ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñooy contact yi gën a am solo. ñu boole ci ñi nga xam ne ñoom la tukkeendoo ci avion bi ci roplaan bi donc foofu am nañ ci téeméer ak fanweer nit. 130 personnes. maintenant ñi nekk ci roplaan bi ci cas boobu pour ñun
suñu xel dina ci xaw a dal tuuti bon même si mënuñu ne lépp dina jaar yoon parce que xalaat nañu gis nañu bi muy tukki feebarul woon ci roplaan bi mi ngi feebar bi mu nekkee ci bi mu eggee Sénégal. kon mënut a wàll ña ca. donc normalement mënut a wàll mais ñooñu dañ leen di boole donc fi mu nekk nii ñi ngi am na ñoo xam sax ñu ngi woo ne woon ñu ngi ci avion bi donc ñu ngi essayer am seen ay contact pour au moins xool leen. mais ñooñu déjà bu ñu xoolee boobu ak ñu wàcceeg roplaan ba léegi ñu ngi ci seen 8e jour parce que dafa am fukki fan ak ñeent yoo xam ne dañu leen war a topp bu ñu xoolee kooku mi ngi dugg si Dakar ki njëkk le 25 février donc à partir du 26 février la ñu leen di suivre ba mu mat 14 jours donc ñooñu semaine moo leen dese pour ñu jàpp ni dara waru leen dal après nag ñu xool ci ñi ko jege am na juróom-ñeenti nit entre ñaari doomam jabaram ñi liggéey ci kër gi ak ñi nga xam ne ñoom la doon liggéeyal. ñu jublu ci deuxième bi mooy góor gi nga xam ne am na ñetti fukki at moom mbosam moo gën a bëri contact parce que tey rek bi ñu defee suñu xayma yi am nañu ñeen fukki nit ñoo xam ne identifié nañ leen parce que ñoom dañ ñëwoon ci benn dëj ak ñi mu dëkkal ci kër gi ñu boole ki ci nekkoon aussi mooy soxna si donc soxna si bi ñu ko testé am na aussi ñoo xam ne aussi moom am na ñu mu nekkaloon donc am na ay doom moom yu mu àndaloon donc ñoo ñëpp fi mu nekk nii toute la journée suñu équipe yi ci lañ nekkoon parce que loolu mooy tax nga mën a téye feebar bi il faut nga mën a xool ñëpp ñi nga xam ne ñoo am cas bi ki mujj ki mooy soxna si bi am fanweeri ak ñett yi kooku moom bu ñu xëyee suba incha allah déjà suñu équipe bi commencé nañ ci guddi gi déjà am ay ñi nga xam ne ñoom la taxaloon ñoo xam ne repéré nañ leen mais à partir de demain dinañ gën a am information si nombre de contacts. ci kooku moom mooy gone ak Angleterre gi lan bëgg a taxaw kaam parce que moo fi jiitu ñooñu ñëpp parce que li ma gis ci communiqué bi le 24 février daanaka moom def na fukki fan ak juróom ci Sénégal est-ce que kaam du gën a compliqué ci wàllu contact ak askan bi. non kaam du gën a compliqué xam nga bu ñu naan feebar bi il faut que nga am intervalle la mooy c'est-à-dire bu ñu nee 14 jours lay feeñ am na ñoo xam ne mën nañu leen wàll ñaari fan ñu am feebar bi donc loolu du problème te bu ñu xoolee aussi li ñu gis si cas yi ñu am yëpp amuñu gravité bu am solo noonu donc ñoom ñëpp dañuy wax ak ñoom dañuy dox donc amuñu situation de santé boo xam ne am nañ ci inquiétude donc am nañ ci yaakaar ni que ñooñu bu ñu leen fajee incha allah dinañ mën a wér. léegi nag mooy justement ci ñooñu parce que toll na foo xamante ni xëy na askan wi panique beeg yooyu ba tax na kon laaj na un message à l'endroit des Sénégalais rawatina ci hôpital bi nga xamante ni kon fa lañ leen denc. non warul am panique en tout cas ci hôpital bi ñu leen denc hôpital Fann am na ay services yu bari donc te ñi nga xam ne ñi ngi leen di faj ñi nga xam ne dañ leen entré ñi ngi ci seen service donc ñi ngi leen di faj ñi ngi leen di toppatoo. service boobu nga xam ne mooy service des maladies infectieuses am na yeneen malade yoo xam ne ñu ngi ci beneen bâtiment ñu ngi leen di faj donc amul benn risque vraiment amul benn risque amul benn problème par rapport à la prise en charge ci ak contamination ci population. mais seen état de santé fu mu toll. fi mu nekk nii en tout cas ba sànq rek seen état de santé moom amul en tout cas ñi ngi tane. loolu moom mun naa ko wax ñi ngi tane amul kenn koo xam ne sa cas am na gravité. parce que li ñu gis nii ci chiffres yi Sénégal en Afrique presque kon ñoo fi ëppale ay cas par rapport ak li ñu dégg. Maroc Égypte ak Nigéria. c'est vrai que ñoo lan moo ko war a expliquer. waaw man de sànq maa ngi tooñ naan ñun comme dëkku teranga la rek moom nit yi dañuy ñëw dugg si donc comme tëjuñ suñu frontière aussi nit yaa ngi dem di ñëw fii am nañu ay organisation internationale yu fi nekk touristes yi bëri nañ fii donc parce que boo xoolee problème bi surtout Europe mooy problème bi fi mu nekk nii. parce que bu fekkee Chine rek sans dugg ci yenn détails Chine am na capacité pour téye feebar. Chine dafa téye Chine actuellement seen cas yi ñu ngi wàññeeku. mais problème bi mooy depuis bi mu duggee Europe si la commencé tas. est-ce que du remettre en cause dispositif bi quand même. non du remettre en cause dispositif parce que aujourd'hui le fait nga détecter ay cas ça veut dire que am nga système buy fonctionner. parce que am na dëkk yoo xam ne détecté wuñu mais on sait wóoruñu ni feebar bi am na fa. parce que feebar bi am na ñoo xam ne dinañ ko am wér. te kenn du xam ne am nañ ko donc pour man le fait que au niveau du Sénégal ñu am détecté cas yi ça veut dire que am nañ système bu efficace parce que aujourd'hui ñëpp ñu dem ci hôpitaux yi tout de suite personnel bi dañuy alerte isolé ko def prélèvement bi te aussi am nañ loo xam ne aussi war nañ ko souligner Institut Pasteur de Dakar xarañ nañ donc ñoom dinañu jox résultat yi. donc dégg naa ay spécialiste docteur balaa may Pape Ngagne mu laaj la ñoom it li ñu leen di reprocher mooy yéexaayu génn résultat yi dañuy toog ñaari fan alors que nee na mën naa génn ci ay waxtu ngir ñu xam. déedéet du yéexaay parce que lépp looy boo joxee décision bu mel noonu parce que du benn examen rek la ñuy def parce que dañuy def benn test ñun déjà bu Institut Pasteur dafay test bi daf ñu koy yëgal donc ñun dinañu am un peu dañ xam fa la ñuy mujjee mais il faut que ñu defaat test bi donc du am luñ ci yàkkamti
da ngeen di jël seen temps. dañuy en fait du jël suñu temps mais dafa am procédure dafa am yoon boo war a jaar balaa nga naan kii feebar bi moo ko dal. donc du loo xam ne dañ koy yàkkamti ñun amuñu yàkkamti ci loolu mais loolu aussi c'est pas parce que malade bi ñu ngi koy prélever ñu ngi xaar ka fajuñu ko donc en attendant am na traitement yu muy recevoir et donc ñun amuñu problème par rapport à loolu. Pape boo amul question booy laaj.